benn waxtu toftal na fukki simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi ak la ca gën a fës kii nga xam ne moom lañ dénk lu jëm ci wàllum poste di Abdoulaye Baldé jamono ji ñaar doom a nga ca Tambacounda waxtaan wa am solo ñu dippee ko réunion de crise la ñuy amal ca gouvernance la ñuy waxtaanee mooy la fa xewoon démb bi suuf seddee wala barki démb ngeen baal ma ak commandant Tamsir Sané moom mu ngeen gis ñu faat ko ci braquage bu amoon ca poste finance su diwaan ba maître Sidiki Kaba yëkkati na ay kàddu ñaawlu li ni mel ne yoon dina def liggéeyam Tamsir Sané laata ñu koy jébbal boromam altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet bu juróom-ñeenti waxtu ci suba jotee daanu amal levée du corps ci caserne Samba Diéry Diallo fii ci Ndakaaru lay doon askanu Sénégal itam yéen nañu yàbb ci mbir mi ñoom ñëpp ñaawlu nañu li ni mel daanu waxtaane itam mbir moomee ak ganuk xibaar yi di Assane Seck Assane maa ngi lay nuyu. Alassane Seck maa ngi lay nuyu mu ngoog secrétaire exécutif Ligue sénégalaise des droits humains daañu waxtaane lu jëm ci mbiram Tamsir Sané kon ganuk xibaar gi Alassane Seck lay wuyoo ci kanam tuuti daañu waxtaan ak moom ci mbir mi beneen ponk bu ñu fas yéenee faram-fàcce mbokk yi muy hépatite B jàngoro la joo xam ne mu ngi defi loraange ak itam bëccëg gi àdduna jagleel xeex boobu lee jàngoro rédaction bu télévision Futur Média def ci taxaw seetlu jàpp leen askan wi lu ëpp ñaari junni wala bokk ñaari million ngeen baal ma ak genn waal ñu ngi dund ak jàngoro ji di hépatite B bokk na ca lay tax mu faagaagal aji tawat gi yéex koo xam gi ba noppi itam paj gi metti na ba jéggi dayo du suñuy kàddu ñi yëngu ci wàll wi ñoo ko xamle xam ngeen ne itam nawet bi door na ci réew mi ca diwaanu ñax gox la bu nekk ca Ndar Géej ñu ne nëgën ni daaw jafe-jafe ya bari woon na nawet beek mbalit ma na muy jaba jonge askan wi amee ci ay jàngoro yu ci mel ni sibiru misaal mi daaw ci waxtu wi ñaari ndongo daara ñàkk nañ seen bakkan askan wa nag ne lu ni mel duñu ko xaar dañuy fëgg seen gémmiñ woo meer ab gox ba mu ànd ak nguur ak Sénégal ñu sàmmonteeg seen i diggé jële leen ci jafe-jafe boobu ñuy dund salte ba ak jàngoro yëm leen ni jural gëstu bés bi mbokk yi jagleel ko jamono ji ak li fi xew léeg-léeg nga dugg ci bus joxe téeméer wala ñaar téeméer receveur bi na la wàccal aw ma weccet ana lan moo ko waral ñu ne jamono ji suñu tolloo fu ni mel weccet day jafe lu ci mën a am askan wi ak dawalkat yi ak képp ko yëngu ci wàllum jënd ak njaay mën nañoo waxtaan ba juboo mbokk yi di mooy ponk ci gën a fes ngeen taax lu ñëw léegi faram fàcce rafetlooti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média jaajëfal leen ci safo bi ak kóolute bi xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore ak nañu ko junjee directeur général bu poste di Abdoulaye Bibi Baldé jamono ji ñaar doom nga ca Tambacounda bokk na ca la ñu fay waxtaanee la xewoon ni ki démb ca gouvernance réunion de crise la ñu fay amal Moussa Oumar Gueye moo toogal ko Futur Média ca diwaanu Tamba ak li ko wax Moussa Oumar. Fatou Dieng ñu ngi lay fay. mu ngoog ndaka la réunion de crise bi mujjee wala boog jamono ji fan lañ toll ci waxtaan yi. mën nañ jàpp ni réunion de crise bi daal dina jeex fi nga xam ni moom mooy ci gouvernance bu Tambacounda mu lëkkale ñi nga xam ni ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu kaaraange xanaa bu ñu xoolee nag ki nga xam ni moom mooy gouverneur bi ñu génnee Omar Mamadou Baldé daal dina génne ñetti poñ yi nga xam ni mooy recommandation yu nu mën a jàpp ngir nag daal di gën a toppatoo lépp lu jëm ci wàllu kaaraange rawatina ci bureau poste yi bu njëkk bi mooy danañu def système de surveillance vidéo surveillance waaye itam ba tey deuxième bi danañ def système d'alarme boo xam ne ku fa jub ci yenn ci waxtu yi alarme bi dina jëp ngir nag feeñal la waaye itam ba tey ñetteel bi poñ dafay jëm ci wàllu circulation information diggante receveur poste yi loolu nag rawatina fii ci diwaanu Tambacounda bi nga xam ni bu ñuy xool ci xayma ak tënk am na luy toll ci fukk ak juróom-ñetti bureau de poste yu fi nekk ci zone est bi waaye itam ba tey bu ñu fàttalikoo rek ci diiruk at bi nii am na ñeenti bureau yoo xam ni jot nañ leen a dévaliser am na ci benn bureau boo xam ne sax biñ ko saccagé jot nañ fa jël ay koppar waaye nag bu mujj bi nga xam ne nag moo gën a doy waar mooy bi amoon ni ki démb fekk bakkan daal di ciy rotandiku mu nekk bakkanu commandant gendarmerie bu nekk foofu ci Koumpentoum tax na tey jii nag ñu gën a feddali lépp lu jëm ci wàllu
kaaraange ci noonu nag gouverneur bi mu koy wax ci teewaayal kii di Abdoulaye Bibi Baldé la moom mooy directeur général bu groupe La Poste moom itam nee na lépp lu jëm ci wàllu société de gardiennage yi nga xam ne ñoom la ñu doon liggéeyandool danañu fexe gën leen professionnaliser ndaxte gis nañ ni am na ñun ci siifanteel ay partenariat contrat yu ni mel waaye loolu dafa fare ci Dakar ak lenn ci diwaan yi fare foofu yeggul fépp ci biir réew mi waaye leneen lu ñu mën a jàpp mooy lépp loo xam ne daal ay pexe la ngir gën a mën a toppatoo kaaraange ñi nga xam ni ñooy liggéey ci wàllu bérébu poste yi ak ñi nga xam ne tamit moom mooy koppar ya fa nekk lu ni mel nekk na li nga xam ne daal ci jamono ji ñu ngi ciy waxtaan fas yéene ci jël ay saafara nu mu gënee gaaw rawatina ci at bu ne rek ñuy fàttaliku lu jëm ci wàllum tabaski moom bu jub siwee ay braquage ak yeneen yu ni mel nekk na li nga xam ni dafay farataal di am fatidien Moussa Oumar Gueye ñu sant ko di ko gërëm desandi ak moom ak la xew ci guddik alxamis jàpp aljuma muy Tamsir Sané moomu jiite woon brigade gendarmerie bu Koumpentoum ñu faatoon ko ci cong bu leen fàttali ko ay Samba Boy ñoo ni bëret dem songi poste finance ba moom nag ca la jukk ànd ak i ndawam xeex lu ni mel ca la ñàkkee bakkanam ñamu àndaloon ami gaañu maître Sidiki Kaba ne lu ni mel nag desu ko bàyyi mu sedd daañu def lépp lu ñu mën ba ñi def bi le ñaawteef ñu teg leen loxo duma ya ca war ñu teg ko Moussa Oumar Gueye la ñuy desandil ba léegi. La région de Tambacounda métti na loolu ndax liñ fi fekk mooy meurtre bi nga xam ne def nañ ko tey ci suba le commandant de brigade Tamsir Sané faatu na ci ay conditions ñi nga xam ne naa leen rassurer que dinañu topp ñi nga xam ne ñoo ko def ñi nga xam ne ñoo def crime bi nga xam ne crime odieux la am nay tamit commandant Tamsir Sané jàpp leen ne levée du corps daanu ko amal altine ngeen baal ma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi ñu nekk bu juróom-ñeent waxtu jotee ca caserne Samba Diéry Diallo lay doon ci teewaayu jëwriñ bi ñu dénk wàllub armée bi moom nag Tamsir Sané ni ngeen ko xamee rek daañu ko sargal itam ñaanal ko borom bi waaye itam topp ñoo def bi la ñaawteef ba teg leen loxo askanu Sénégal ñoom ñëpp itam ñaawlu nanu li ni mel ndax itam lan ko waxee rek fitna la goo xam ne ba mu tàmbalee ma ngay law la ñu gis itam mooy fitna gi jafe-jafe yi muy dund mi ngi gën di wéy di lor askan wi dem sax bay laal takk der yore kaaraange ak askan wi ñu ne xamuñu fi mu ne nii fu ñuy teg seen tànk may mën a njaay gervé yaw ñu faat ko ci kaw bi muy amal liggéeyam Tamsir Sané commandant bu brigade bu gendarmerie bu Koumpentoum ci ab cambriolage lañ ko songee mu ñàkk ci bakkanam lii nag askan wi ñaawlu nañ ko bu baax. ay rey rek ngay dégg gars yi war nañ see kii de lu doy ni commandant ñu koy rey xam nga loolu jéggi na dayoo. ñaawlu naa wax dëgg yàlla commandant bu ñuy rey moom wax dëgg yàlla état war na ci wax ko waaye soxna si. ci année bi chaque mois rek nga dégg kii rey nañ ko chaque mois dégg rek kii nañ ko chaque mois it nga dégg kii violé nañ ko. dawalkatu moto bi moom nee na mbir yi dafa gën a yéeme saa su ne nee na daf koy gis ci tali bi. guddi gi des fois ngay dawal ay nit topp la bëgg ko nangu ngay dox nit këf ko jamono ji moo yàqu jeunes yi liggéeyatuñ moo tax violence yu bëri. faat bakkan ci anam yu ñaaw fii ci Sénégal léegi bari nañ luñ koy gis ba tax na askan wi dañoo sàkku ci nguur gi mu jël ci ay dogal yu jàmp. délai la moom état bi war naa góorgóorlu jóg ci lii de métti moom délinquance bi dafa métti Sénégal te doxuñu fi dara daal lu war a indi li ci dëkk bi du boo daal ñu def si nécessaire une forte punition nag baax na ci moom. état bi itam war na jéem def ay solution yoo xamante ni ku def genre yooyu bu ñu la jàppee punition bi day nekk punition bu exemplaire pour keneen ku ko gisati dootul xalaata def lu mel noonu jéem a tam wutal liggéey jeunes yi ñu casé wu. ci xibaar yi ñu jot am na ñeenti doomu aadama yoo xam ni gaañu nañu ci kaw attaque bi fi mu toll nii waa gendarmerie ña ngay amali pexe ngir xool teg loxo ñi nga xam ni ñoo amal ñaawteef bi.
Ndiaye ña ngay leen di wër ba noppi itam am na ay jéego yuñ ci am du sunuy kàddu xabaar yi noo jot la mbir moomee la ñu des waxtaanee ak sunu gan gi di Alassane Seck mais fàttali ne mooy secrétaire exécutif Ligue sénégalaise des droits humains gis nga nag pàcc bu yaa bi rédaction bi amal ci mbir mi muy faatuk mon commandant Tamsir Sané jiite woon brigade gendarmerie ba nekk ca Koumpentoum mu mel ni askan wi wax nañ ko fitna gi day wéy di law ba noppi itam léegi dañoo dem ba faat bakkan ndax bu ñu demee ba ki yore kaaraange askan wi moom ci boppam amatul kaaraange. jërëjëf Fatim Dieng may commencer par jaale commandant Tamsir Sané mu ay mbokkam ministre de la des forces armées Sidiki Kaba sunu xarit waa Koumpentoum waa Tambacounda ak waa Casamance yaakaar naa ne Casamance la soqi ko ñu leen jaale di ñaan yàlla xaare àjjana Tamsir Sané ndax xam nañ ni lu métti la. waaw su loolu passé li nga wax rek mooy li am li askan bi wax moom mooy ñëpp dañu jaaxle léegi. doo gisee ñun ligg ñu def communiqué boobu démb bu ñu ko déggee xam nañ ni lu jot na ndax d'abord xam nañ ni seetlu nañu daal ni ñuy wax criminalité mooy jaay bandi jaay rey nit dafa nekk loo xam ne dafa bari Sénégal lool Ndakaaru fii en plein jour la ngay dégg ay braquage ñuy attaqué ay nit attaqué ay banque attaqué ay bureau de poste fii ci biir Dakar astement gi nekk Koumpentoum ca àll ba donc loolu loo xam ni dafa bari lool ñuy wax ni jot na d'abord Tamsir Sané nit la ñun nit la ñuy défendre Sénégalais le citoyen la d'abord citoyen la nit la ensuite force de l'ordre la moom mooy defar sunu kaaraange ñun Sénégalais yi kooku su gisee ci liggéey bi muy liggéey ñu rey ko kooku dafa nekk loo xam dañ koy woowee martyr lu métti la. criminalité boobu la ñuy def sax Alassane Seck gis nañu ne dafa yokk jamono ji wax nga ko Ndakaaru ñu ngi def braquage à main armée en plein jour maanaam ñëw fekk bërëbu liggéeyukaay ñu jël sox balu fetal askan wi tëdd ñu jël koppar yi dem bu xeex amee sax du ñu ragalat léegi faat la lan moo waral lu ñu mel. pour ñu mën nag benn sorte de désespoir ci ñi koy def parce que xëy na si dama xalaat soit dañu àndaat seen sago wala boog amatuñu lu ñuy perte ak lu ñuy gagné loolu laa yaakaar. est-ce que raison non même pas kooku mënu ko justifier dara mënul justifier Fatick dara mënul justifier nga ñëw de attaquer nit bëgg jël alalam dara mënu ko justifier loo ñàkk mën nga am ak sa ngor la nga jéem a wuti leneen wante attaquer amul justification kooku moom na leer nañ mais nag li ma lay wax rek moom mooy damay jéem a analyser dëkk bi dama méttee Sénégal naam ñëpp xam nañ ne dafa métti lool. économiquement parlant donc lu nekk rek mën na fi am léegi nii Sénégal. waaw gars yi ñu ngi wax sanctions yi nee ñu sanctions yi ci sa gis-gis ñu bëri dañu ne sanctions yi bu fekkoon métti na wala muy découragé sax nit ñi dinañ gën a dellu gannaaw est-ce que waruñoo gën a taxawaat itam ci sanctions yi. man yaakaar naa nag sanctions yi nag am na ba pare xam nga code pénal bi moom da nga ko révisé waat ñaari yoon ñetti yoon yaakaar naa ni lépp lu ñu war a def ci ay loi ak règlement ci rey nit yaakaar naa def nañ ko ba pare xanaa kay. nit ñi léegi dañoo dul dégg parce que xëy na ñi war a xam loolu xamuñu ko mais daal li am ba des moom mooy sanction yi moom xam naa daal ni ko rey nit moom li gën a tuuti ci ay at moom mooy ñaar fukki at xam na loo tayaan ko rey nit normalement li ngay tëj ci kaso war na mën minimum ñaar fukki at donc loolu wax yaakaar naa ne ku ko xam yaakaar naa ne dara jarul nga tëdd ci en tant que jeune tëdd fukki at ak juróom wala ñaar fukki at yi kaso donc yaakaar naa daal c'est plus xanaa ci suñu société fi mu toll nii dafa am benn genre loolu ñuy wax feebar la société bi feebar moo tax ñu war a àgg foofu mais nag luy jot na pour que kuñ ci def loolu rek mu bañ a nekk lu naxasaay lu niil war a am jàpp ñi ko def punir leen ci li loi bi prévoir loolu daal yaakaar naa ne moom mooy li gën a jàmp mooy li gën a taxaw. loi bi li mu prévoir mais est-ce que itam application bi warta gën a mën a metti naam ne nga peine yi teg nañ ko mais ndax ñu ngi koy appliquer ni mu waree. parce que peine yi kat application moom mooy tëj ci kaso nit fukki at ak juróom ñaar fukki at dans les conditions camp pénal wala yóbbu la foo xam ni du neex parce que man dem naa ca kaso yi xool naa parti kaso Sénégal ku fi dugg rek xamal ni yàqu nga ndax métti bi mu métti ma yaakaar nag xëy na ñu bari xamuñu loolu wala bu mosuñu dugg kaso mais kaso Sénégal ku fi dugg surtout à l'intérieur du pays Tambacounda bor boobu ay Sédhiou Kolda yaakaar naa ni da nga defaat bu baax da nga xalaat bu baax a baax bala ngaa defaat benn ñaawteef yaakaar naa ko bu baax. mais kon itam faaw communication bi war na mën a am comme askan wi gën a comprendre ndax ñu bëri fitna bi bu amee rek dañ naan yoon dafa war a def liggéeyam. bu fekkee yoon mi ngi def liggéeyam application pen donc faay bi fan la.
fay xanaa nag fu bari la nag xam nga état bi tamit état wu pays en voie de développement amagul moyen yëpp xam nga tey jëleen ay mesures préventives mesures conservatoires tey nii nan leen day wut léegi ay comment dire caméra xam nga caméra presque léegi moo am partout àddina léegi dañuy wax léegi dañuy renforcer garde yi ndax ka fa nekkoon benn garde la woon dégg nga li ñu wax ci bi ñuy nettali histoire bi dafa dañ ko daw rek benn nit la woon pour yore bureau de poste finance di war a gérer ay millions yu jegewul ndeg ëpp ay millions dégg nga mu ne am benn nit muy benn faay ñaareel faay bi amul ay ñu mën a filmer ñi fa jaar te loolu à la limite léegi dafa élémentaire dafa banal. surveillance yi ci àddina bi mi ngi ci mbedd yi. ci mbedd yi partout. muy fépp dëkk am na Ndakaaru. su fekkee poste finance ak li muy gérer ci xaalis mënu am caméra de surveillance am problème donc yooyu lañuy xool naka lañuy fàtte buntu yoo xam ne ay buntu ay xaw a woyofal sécurité bi. dafa naan daal su amee dina gën a renforcer sécurité ci suñu askan wi yaakaar naa ko. foofu bëggoon naa ñu taxaw fi ñi nga xam ne ñoom ñoo yor bërëb bi lu ci mel ni poste finance war naa mën a defi jéego nguur gi defi jéego bu ko defee ñu bokk liggéey su ma comprendre pour ñu am solution. absolument ngook leneen itam lu ñu gis mooy suñu takk der yi ndax xam nga Tamsir bokk na ci li ko faat ñàkk ay jumtukaay jàkkaarloo ak samba booy yu la gën a armé faat la ndax itam kon suñu takk der yi foofu moyen bi amu fa du problème bu rëy. non problème bu rëy la fàtte wax naa ko léegi mën na comme benn réew mu en voie de développement le Sénégal amul richesse bu mel ne France wala bu mel ne États-Unis donc takk der yi seen armement day manqué day sooxe personnel bi surtout day sooxe ba pare commencé màggat. xam nga ñaari éléments yi soo ko boolee combiné ko dafay nekk lu jafe nga am ay éléments yoo xam ne dootuñu ay xaleel dootuñu mën a gaaw yenn gaaw yi ak mën a xeex yeneen xeex yi amuloo arme yu àndandoo ak défendre loolu ñuy wax défendre ay poste finance wala défendre sa bakkan donc ñaari handicap yooyu mën na tax ba sécurité bi dana mën na sooxe te loolu moo am yaakaar naa ni bëkk jëm ci di amoon Koumpentoum koy wax nga ni nguur gi war naa mën a def itam ay jéego parce que gis nañu ne nga criminalité bokk na li koy waral désespoir bi ak yu ni mel est-ce que itam jotul ñu gën a jàppale askan wi ci wàllu woowu ba ku nekk sa xel bañ a daj foofu ndax droits humains xam nga tamit bu ne nit ki am nga sañ-sañu jàng am nga sañ-sañu am ci loo jàpp ak yu ni mel ndax itam foofu amul beneen faay buñ fa war a liggéey. donc loolu moom faay boo xam ne xëy na ci àddina yëpp la parce que doo demee États-Unis wala France am na ba léegi ay banditisme am na ay braquage France États-Unis xam ne mooy pays ëpp alal àddina am na loolu ba léegi mais li nga am rek mooy li nga wax rek communication bi xëy na xaw na sooxe mais yaakaar naa daal àddina bi moom mënuñu teye duñu am ay yu mel noonu xam lu ñu bëgg mooy mu ñun néewal ko mu nekk loo xam ne du bari ne su gisee li Dakar laa la wax wala barki démb Thiès wala feneen en plein jour ci bëccëgu Ndar kàmm ñu ñëw di attaquer ay bureau banque wala bureau ay poste finance nga xam ni xëy na ci nit ñi am na loo xam ni dañ ko war a xam te xamuñu ko moo tax ma ne daal nekk lu yomb kooku liggéey bu gudd lay doon mais ñu commencé ko comme li ma wax ku ñu jàpp wane la xam ne yaa def lii yaa tooñ yaa rey gendarme bi kooku pour ñun jéego ju rëy a rëy la war ko gën a yëkkati wan ko gën a gis ci askan bi gis ni lii warul nekk lu mën a nekk. lu ñu mel itam ñu jeexalee foofu dafa mel ni enquête bi itam mi ngi wéy te ñu ngi def ay jéego yu am solo. te lii daal ci journal bi tey ñu ni enquête bi ñu ngi wéy dañ mettre sax à contribution section recherche bu gendarmerie. xam ne ñoom dina am xarañ am nañu ay jumtukaay yu bare bari ba dégg naa sax war na localiser sax ñooñu di ay saay-saay yooyu mu war a nekk ci Sénégal yaakaar naa dégg naa ko tey ci journal bi. très bien Alassane Seck ñu sant la gërëm la. maa ngi lay sant di la gërëm Fatou. mu nga may fàttali ne yow yaay secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des droits humains ñu dalaloon na ci xibaaru diggu bëccëg gi waxtaanee jafe-jafe bi ñuy dund jamono ji ak kanu faate Koumpentoum tamit kilifa jiite woon nag brigade de gendarmerie di commandant Tamsir Sané may fàttali ne levée du corps am ñu ngi ko jàpp altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent fii ci caserne Samba Diéry Diallo laata ñu koy jébbal boromam ñu des ba tey ci wàllum yoon ak itam lu jëm ci wàllum viol maanaam sàkku gi ni sàkku jigéen ñi te duñu ko sañ a bañ soxna yi nekk ci pencum ndawi réew mi nag bëgg lu jëm ci daan yi ñu gën koo diisal fukki at sax jàpp ñaar fukki at bu ko jaree wala sax ñu dem ba tëj la sa giir ak dund kuréel gi lëkkale soxna yi nekk ca pencum ndawi réew ma doon ànd nag ak yeneen i soxna ak ñi itam ñoo xam ne ñoo nekk ci ministère de l'intérieur nekk ci ab lël waxtaan bu am solo ci diwaanu Thiès la ñu dem foofee ca Thiès fekki fa Charanta Diop say latia ñi nga xamante ne ay député yu jigéen lañu dikkoon ci diwaanu Thiès doon waxtaane ak xool seen biir yan pexe la ñuy jël ngir xeex li nga xamante ne moom mooy viol di ay yakkataan yuy jëmale ci tuut tànk yi ba ci jigéen ñi. ndaje bi mu ngi sosoo
ci waxtaan bi nga xam ne observatoire am na ko ak collectif des femmes parlementaires maanaam mbootaayu jigéenu député yi nekk ca assemblée nationale ñaari mbir moo ñu fi indi moom lañu fi waxtaane benn bi laal ci parité bi benn bi laal ci benn xeetu métital bu nga xam ne ñu ngi koy métital jigéen ñi rawatina xale yi mooy li ñu tuddee viol maanaam àgg ci nit àgg ci xale te fekk àndu ca dina andi ay ngaañ te dina indi sax léeg-léeg nit ki ñàkk ci bakkanam doon na ñaawteef bu nga xamante ne day yàq nit xool yan article lañ ci war a laal pour gën a dëgëral daan yi donc ñun dañu jàpp ne daan bi au lieu mu dem diggante juróomi at ba fukki at léegi dafa war a doore fukki at jëm ñaar fukki at ak seet sax ndax duñ ci dugal sax travaux forcés. jigéen ñi jóge ci assemblée nationale ci diirab ñaari fande waxtaane nañ poñ yi nga xamante ne moom la ñu tënk daañu ko jottali député yi ngir ñu yeraat bu baax texte de loi yi ngir mën koo wote ba képp kuy def ñaawteef yu mel noonu de ñu teg la ay daan yu métti métti. liñ fi xalaat ne war nañ ko ci mën a yokk mooy ñu am benn procureur bu nga xamante ne bii moom loolu rek mooy doon liggéeyam mun nañ la daan. nga tëdd quelque atu kaso am nañu def ba nga génn waaye procureur boobu moom su boobaa dina jëliwaat mbir mi xoolaat ko ba nga dellu si waat tëdd li nga war a tëdd. collectif des femmes parlementaires yi nag dikkoon ci diwaanu Thiès lëkkaloo ci nag ak Haut Commissariat des droits de l'homme ministère bi yor wàllu yoon ñu mën koo dindi ci réew mi. aywa Cheikh Anta Diop ñu sant la gërëm la des itam ci mbiram yoon ba tey ak na ko ñii di confédération des barreaux ci espace UEMOA ak nanu ko bëggee ki fi nekkoon bâtonnier bu ordre des avocats fii ci réew mi di maître Mbaye Guèye moom nag jébbal na lenge yi naataangoom di Pape Leyti Ndiaye moom bâtonnier bu bees bi nag ne daal lu jëm ci yoon ak liggéey ba nu ko sas dina ko def ba mu mat ñu teewlu maître Pape Leyti Ndiaye kàddu yi mi ngi ko dénk Mohamed Samba ki Soubarou. Je forme à votre endroit tous les vœux de réussite les plus chaleureux. li may njëkk a def moo di sàkku seeni ñaan ndax nag liggéey bi ñu ma sant nekkul lu yomb koo xamante ni yaay jiite mboolee mi avocat yi nekk na liggéey boo xamante ni si li wér ba wér moo di nekkul lu yomb ndax koo xamante ni si yow yaa ko war a défendre boobu liggéey buñ la ci woowee sa xel yëpp moo di dugg nga ci lu jafe kon nag bu ko defee maa ngi leeral ni laata ma jël bile poste xalaat naa ci lu baree bare mel ni ki mbërum làmb bi nga xamante ni si bu amee combat bu mu war a bëri daanaka ay nelawam dafay dàkk ndax dina xalaat bu baax ni lu mu sumb nekkul lu yomb waaye nag am naa yaakaar ak confiance bi ngeen am ci man ni yëf yi dinaa ko mën a doxal ci nu mu waree donte ni nag xam naa ni bu baax a baax ni yëf yi mënul yomb benn yoon. J'ai entendu siffler les balles. Crois-moi, il y a quelque chose de délicieux dans ce bruit. ko xewoon ci bopp xabaar yi xam ngeen ne ñu ngi ci bëccëg gi àddina jagleel xeex jàngoro yi hépatite fii ci réew mi nag hépatite B moo gën a sonal askan wi xam yi la mu wane ñi dund jàngoro ji 2 millions lañu ak genn wàll bokk na ci itam li tax muy faagaagal aji tawat gi yeex koo xam ba noppi itam boo ko yeexee xam paj mi dina mitti dina yàgg te koppar ya cay dem dana bari ay sëtu géey ba Gervais Yawo. hépatite B nekk ab feebar buy laal ñetti téeméer ak juróom fukki million ci doomu aadama loolee nag tax ñu war a gën a dooleel li di prise en charge bi lee soxna si di ñu xamal rek ne gannaaw bu mu feebaree li ko docteuram ñëkk xelal mooy na daal di rek respecté li di dose de prescription yi lee mu defal ma benn prise en charge xamal ma ni ma weer bu 6 mois yu jot am na bilan boo xam ne war naa ñëw hôpital def ko ak ay rajo yoo xam ne dañuy xool sa dënn sa res ak say roñoox yépp xool ba xam ndax ab virus bi ubbeeku na wala ubbeekul ak charge virale bi nga xamante ne moom la ñu war a dem defi ji ko léeg-léeg nga dem hôpital 1/5 bi nga xam ne moom ngay fay dana xaw saf boo koy seet ci ki nga xamante ne peut-être amul doole wala amul prise en charge dina métti trop ci moom. feebar bi lee deret nekk li ëpp ci lu koy joxe ñi ko jot a am war a rek fagaru ngir moytu wàll seeni naataango. mi nga xamante ne yow da nga am hépatite bi moom ngay moytu mooy ne doo bàyyi sa deret di tuuru waaw parce que dafa nekk loo xamante ne
tey ji ku ko boo sa deret ku mu laal koo xam ne dafa am lu ubbeeku ci moom góom wala dara mën na ko laal loolu ne yow baax na nga teel ko xam ba di nga mën a moytu loolu protéger ñeneen ñi nga xamante ne yaa ngi nekk ak ñoom. hépatite nekk tamit ab feebar bu ñu bëri xamul yéex a dem ca l'hôpital ba mën na andi rek yokkute ci njëgum nuñ koy fajee. am na ci ñoo xam ne dañuy dem ba àgg foo xam ne dañuy piqûre parce que yéex nañu jóg yéex nañu xam feebar bi parce que toll nañ foo xam ne benn piqûre bi daanaka day jar 75 000 juróom daanaka pour benn piqûre pour benn semaine te ñooñu seen problème mooy traitement bi warul dagg su xasee ba dagg dañ koy recommencer waat à zéro. xeetu hépatite yi am fii ci Sénégal bëri na loolu xamal ko nit ñi ak respecté traitement yi leen docteur ya jox doon lu leen ci mën a musal. Aïssatou Gueye Ba ñu des ba tey ak wér-gu-yaram ak bato bi di Merci Chips ñu ngi koy xaar ci Ndakaaru fukki fan ak juróom ci weeru août bi nu dëgmal ni ko nguur ak Sénégal sàkko lu toll nag ki ñeenti téeméeri fajkat chirurgien infirmier maanaam daal lañu xam bëri na foofee ci hôpital Philippe Maguilène Senghor fa ñuy bindoo nag lim ba fa nekk ci aji tawat takku na Ousmane Diallo ak Gervais Yawo lañ ci àndal. ca hôpital Philippe Maguilène Senghor salle d'attente baa ngi fees dell ki nit ñu teew fi ngir amal ay consultation ndax mën a bindu ci bato bii di Merci Chips waaye daanaka bindu mi fees na. fu mu toll nii ñu ngi ci 2 téeméer nit yaa ngi ñëw bu bëre parce que acteurs communautaires yi maanaam ñi nekk ci gox gi ñu ngi dox am nañ télécommunautaire bi fi nekk ñu ngi ciy wax acteurs communautaires yi aussi ñu ngi dox muy bàjjenu gox yi muy relais yi ñëpp ñu ngi ciy wax. donc nit yi xam nañ ni bato bi mu ngi ñëw moo tax ku ci am feebar rek jàngoro joo xam ne bu ñu war a opérer la mën nga ñëw fii ci centre bi. ngir ñu jël la nag am na ay ponk yoo war a matal. bato bi dafa am critères yu ñu jox ñoom li ñuy jël bu nekkee mën nañ la opérer ñoom dañ lay jël en charge gratuitement waaw wàll yi ñu ci gën a gis yi ñuy gën a demander mooy chirurgie plastique maanaam pour. chirurgie boo xam ne dañuy defaraat comme ay ñi am ay lipome maanaam ñu am ay donj wala yoo xam ne dañoo am feebar boo xam ne comme ñu am lakk mu ñëw ba contracture yooyu dañ koy jël ci wàllu jigéen maanaam yi ma doon wax muy fibrome beeg donj bi nekk ci ween bi yooyu dañ koy jël wàllu chirurgie générale. soxna si ñëw wut ci ay renseignements moo ngi am yaakaar depuis bi ñu waxee ni bato boobee daf fiy ñëw. on a 2 cas urgents. yoo xamante ne nii ñoom soxla nañ pour ñu faj leen kenn ki depuis mu am 4 mois def nañ le tout dem nañ faju olof dem nañ hôpitaux boo xalaat fii lépp partout fu ne dem nañ fa mais gisuñu benn résultat keneen ki tamit dafa doon dox maintenant il a 8 ans léegi jàngatul sax parce que dafa jékki rek moom tamit doxatul chaise roulante la toog looloo taxoon ma ñëw am naa si yaakaar. ONG bii di Merci Chips nag di faj. ci wàll yu bëri te du laaj dara ay équipe bam am yéene faj 3 junni jàpp 4 junni malade ci fukki weer yi muy def fii ci réew mi. waaw bu nu jógee Ndakaaru ak wér-gu-yaram ñu dem ca diwaan Ndar wax ci nawet beeg jafe-jafe yi gox ba ñu naan ñaax foofee nag askan wa mbalit moom moo leen sonal ne ñu nawetu daaw bi jafe-jafe yam leen jural métti na misaal mi ñaari ndongo daara ñàkk nañ seen bakkan ak jàngoro yu ci mel ni sibiru soxna Diop yore kàddu askan wi di fàttali maire bi ak njiitu réew bu Sénégal seeni diggee kàddu yi ki ko taataan dikk ñu toogal ca Ndar ak li ko wax turam di Ousseynou Diop mu ànd ak Habib Seck ci caméra bi. sunu doole fu mu mën a yem rek la yem mbalit mi rey na fi 2 taalibe te ba docteur bi ñëwee dafa médecin bi dafa ni yooyoo leen rey ak ONAS bi nekk fii daaw fii rek 2 taalibe mu metti lool fii ñi fi nekk ñëpp si biiru woote nañu guddi woote nañu bëccëg kër yi fii kenn nekk xamuñu sax ku ko moom faf bu tayee ñu ni Samba bu tayee ñu ni Kumba kër yaa ngi fii nekk mbalit yaa ngi fii ñu koy tuur ci biir kër yi kër yee ñu gën a sonal mbalit yee ñu gën a sonal ci këru àddina léegi nag ñun comme dañu sës amuñu ku ñuy waxal man monsieur le président laay waxal mu dimbale ñu moom dong la ñuy waxal mu dimbale ñu waaw moo nekk fii muy mbalit mi muy lépp fii ñoo ngi ñaan daal mu dimbale ñu te mu taxaw ñun loolu la ñuy jooy ñu dimbale ñu ci mbalit mi te ñu taxawuñ ci mbalit mi waaw terrain yi nag bëgg nañu borom kër yi ñëw lijjan seeni terrain ndax nag bu ñu set setalee ba pare dañuy ñëw tuurati fi seen mbalit tuurati fi seen ndox te ay 5 heures du matin 6 heures du matin la ñuy jug te booba fekk na
nañu nag nelaw nañu. ñu dem ca Saalum ak Ndoukoumane wax ba tey ci nawet bi fi mu ne nii nag baykat ya daal yaakaar dikkaat na xel itam dal na gannaaw taw bi fa mujj wàcc taw ba ndox ma bari na ba nu jàpp ne sax ne nawetu bu ren bi nanu ko doon yaakaare amaana mu bañ a amee noonu maanaam nawet bu naat la ñuy yaakaar. Ibrahima Diame ak Fally Gueye indi nañ ci ay leeral. mën nañ jàpp ne kon nawet bile door na déggantaan ci diwaanu Saloum ak Ndoukoumane ndax taw bu bëri wodd na ci ñaari diwaan yi bu ñu sukkandikoo ci waa service météo bu Kaolack li ci gën a bëri ci wàllu millimètre ñoo koy enregistré ci diwaanu Kaffrine rawatina Jokkul Mbelbuk mi am 75 millimètres ci Nganda am na 54 Njebel 53,2 millimètres Ndiafat 49,3 millimètres Ourour 45 millimètres Mbos 39 millimètres Kaolack 34 millimètres Guinguinéo 26 millimètres mu doon nag taw yu nga xamante ni dakkal na taxawandi bu yàgg bi ñu nemmeekoon ci taw yi demoon bay andi njàqar yi ci béykat yeeg sàmmkat yi ay tool yu bëri muy dugub wala gerte yu demoon bay sax demoon nañ bay lot ndax woowaayu suuf si jur gi naka noonu gisatul benn ñax bu ñu lekk mu doon nag période de soudure bu jafe-jafe waaye nag depuis tey ci suba gis nañ ni yaakaar amaat na béykat yi xëy nañ dem ci tool ya ñii pour yëggali liñ dese woon ci gerte ñii pour tàmbali diggantaan lii di nawet bi. dañuy desandi ak yow des ba tey ci nawet boobeek ndox meek jafe-jafe ya muy jural ki yore kàddu ak CNCR moom am na lu mu ci dénk Ibrahima Diame Sidi Ba la ñuy teewlu. suñu buggee Sénégal émerger Sénégal jëm kanam il faut que ndox mi ñu maîtriser ko am politique de maîtrise de l'eau ndox maa ngi ci suuf ndox maa ngi wodd ci kaw asamaan si ndox mu wodd ci kaw asamaan normalement amul benn toq ndox bu jógee ci asamaan si ñu war ko bay mu naax saaj dañ ko war a téye bu mel lu mel ni amee ñu seet naka la ñu war a def ndox moomu béykat yi mun koo jëfandikoo seet ndox mi ne ci suuf ñu génnee ko jox ko nit ñi liggéey boobaa dootuñu yem rek ci nawet nañu liggéey noor liggéey nawet et que tant que amuñ une politique cohérente et correcte yi maîtriser ndox adapté ko ci changement climatique yi ñu dund nañ yàgg def sur place nañ yàgg tàllal suñu loxo di baaw naan et que 50 ans d'indépendance war nañu war nañu may xel war nañu may ay xalaat war nañu may ay pexe yoo xam ni yenn jafe-jafe ñu yàlla tolof fi bu amee ñu bañ a am comme li ma la ko waxee réew yu mel ni Israël ci ay désert la ñu génnee ay production ay réew yu mel ni Libye ci ay désert la ñu génnee ay production réew yu mel ni Maroc ay désert la ñu génnee li ñu lekkee kon nag ñun nekkuñ ci désert dexu Sénégal baa ngi nii dexu Gambie baa ngi nii suuf si ndox mi soriwul te neex na mais nañ fexe nañu am wut ay pexe yoo xam ne tey lu mel nii bu amee béykat yi mën a gis seen bopp mën a liggéey. ñu wax ci leneen muy doomu Sénégal bi di Ndongo Samb Silla moom nag lanu moo amaat raaye bu am solo ci wàllum Scrabble ndax vice champion du monde la ci catégorie boobu ñu dippee Scrabble élite moom Ndongo Samb Silla nag duguleet yàgg naa mi jaloore ci wàllum Scrabble ne nag li jëm ci raaye bi mu mujj am mi ngi ko jagleel njaboot gi xarit yeeg am di jàmm yi rawatina xaritam bi di Guy Marius Sagna ñu jeexaleek gëstu bés bi ñu ngi ko jagleel nag lu jëm ci koppar ak weccet jamono ji léeg-léeg nga joxe ñaari téeméer wala téeméer sax ci woto receveur bi ne client bi wàccal ndax awma weccet coow la muy jur bari na ana lu ko waral ñu ne du dara waxtu wi bu nu fi tolloo weccet day jafe lu ci mën a am askan wi am na sañ-sañ joxe ñu delloo ko ci kaw ñu déggoo waxtaan ba juboo ci mbir mi Papa Faxa ñi nga Ababacar Camara lañ ci àndal. clients yi ak receveurs yi saa su ne xuloo la ñuy nekkee ci biir kaar yi li ko waral nag moo nekk problème mu weccet ci biir bus yi ñàkkum monnaie boobu nag fi ñu koy gën a seetlu moo nekk bu weer wi deewee. mais bu weer wi soree nii weer wi doog a dee nii moom dañuy am problème weccet ndax ki naa ay 1000 francs lañ lay jox am ñoo xam sax dañ naan travail duñ jël 2000 mais am ñoo xam sax dañ la jox 2000. parfois da ngay yéeg nga joxe sa 500 wala 1000 francs ñu ne la yoruñ weccet léegi da ngay obligé soit ngay wër si kaar bi wala nga xaar ba wàcc bu fekkee ara ngay dem ñu lay laaj ñu lay wutloo foofu weccet. boo yoree 1000 francs receveur bi du ko nangoo jël après ci noonu boo ko defee doo mën a am weccet boobu noonu après des fois doo paas sax ndax duñ nangoo jël weccet bi. ñenn ci receveurs yi sax jot nañ ci am ay jafe-jafe ndax clients yi dañ leen di jiiñ ne dañuy bëgg a téye seen weccet. daf ma jox 150 200 safula 200 ne ma naa ko jaay ticket bi 150 ma jaay ko ma ne ko aw ma weccet
après mu ne ma wecci tey ma jox ko 50 francs yi mu wadd mu ne naa wàcc ma for ko ma ne ko man du ma wàcc di ko for rek mu xëcc sama bopp après heureusement ki ma doon defar stage moom moo ci wax après mu nekk fa di coow man tam ma ne tekki rek bàyyi. wecceeku bala ngaa dugg ci bis bi li nu mel dina wàññi jafe-jafe yi. ma jóob les 100 francs laa leen jox mooy loolu te fukki dërëm laa leen bindal dañuy dem diggante bu gàtt di la jox loo yoo xamante ni mooy loolu doo leen mën a wàcc ba pare tamit après yow yaa si perdaat. parce que receveur bi comme ñun ñëpp ñoo bokk terminus bi yow tey boo amee problème mu weccet boo ñëwee ci terminus bi da ngay dem ci sa ki moroomu receveur yi rek laaj leen weccet après ñoom ñoo lay jàppale wutal la wecc la quoi. clients yi ak receveurs yi kenn mënut a dem bàyyi sa moroom bu dee clients yi laata ñoo dugg doona war a ut weccet ñii di receveurs yi nag war nañoo gën a ànd ak lii di compréhension. Fara ñi ngi ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futur Média dig leen daje ngoon ci kàttanu yàlla desandi leen ak programme yi télévision Futur Média ñu leen di ñaanal kenn dalal jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf ci seen safo jaa ngeen jëf ci seen kóolute duñu tay di ko wax.